di sant ak ngërëm suñu frère yi am xalaat bu rafet bii waaye bu loolu weesoo dañuy sant yàlla bu baax di julli ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam di ko dellu santaat ndaxte fekk wuñu jamono Seydi Hadji Malick Sy waaye fekkee nañu commémoration téeméeri atam ci biir suuf ndaxte tubaab day wax naan le hasard n'existe pas, c'est seulement l'ignorance des causes. Donc tey bu yàlla dogalee ñu fekkee te tal ko donc am nañ ci wàll boo xamante ne war nañ ko war a matale sëkk. moo tax bi ma sama frère bu baax yi waxee xalaat bi dama ne lii de wax dëgg yàlla waxatu daje gestu la ndaxte en tant que intellectuel en tant que chercheur ñu nekk ci yoonu Tijaan dafay jaadu ci li ñuy yëngatu ñu man ci fësal liggéey jaar-jaaru Seydi Hadji Malick Sy. Donc comme ni ko suñu frère Cheikh waxee rek thème bi nga xamante ne war nañ ko développer moom moo nekk la rationalité dans l'œuvre de Seydi Hadji Malick Sy, un viatique pour la tolérance religieuse et la stabilité sociale. loolu li muy tekki moom mooy ne xalaatu Maam Maodo ak bindam nan la war a mën a nekkee yóbbal ci jamono bi ñu nekk nga xamante ne intolérance religieuse am na, jamono bi nga xamante ne nit ñëpp jaaxle nañu ndax ay jikko yu rafet manqué na ci société bi ba kenn xamatul fan ngay teg sa tànk walla fan ngay awale sa njaboot. ngeen baal ñu tuuti rek ndax foog ñu préciser lan moo sabab ñu tëggee thème bi nii ndaxte dafa am ci boroom xam-xam yu bari yu jël ay accusation teg ko ci deru diine te accusation bi ci gën a mag moom moo nekk ni diine lépp lu ñuy def ci lu bon walla ci lu ñaaw ci kaw suuf nit di ko teg ci moroomu nitam ci turu diine la koy defee. donc nag dafay jaadu diine aussi indi ay saafara ci loolu rawatina diine islam rawatina yoon bi ñu nekk muy tarixa tijaan. waaye bi ñu tegee thème bi aussi mën na jaaxal ñu bari ndaxte ku wax Seydi Hadji Malick wax diine islam wax religion wax yoonu suufi te li ñuy woowee soufisme dañ ko gën a xam li ñuy woowee soufisme dañ ko gën a xam ci ñaari cëslaay. benn bi ci njëkk moom la ñuy woowee mysticisme, beneen bi ci topp moom la ñuy woowee ascétisme. mysticisme ndaxte bu ñu jàngatee baatu suufi am na ay tekki yu bari yu ci am. ñenn ñi ne dafa jóge ci tasawuf. baatu tasawuf ñu koy tekkee ci yoon bi ngay jaar pour egg ci yenn maqaama yi, ci tubaab action de devenir mystique. beneen bi ci topp moo nekk surtout
Sofia wala Sophia bu ñu ñëwee ci Sophia am na ñu ko jagleel grec yi te ca grec yi ñoom Sophia wala Sophia day tekki sagesse. lan mooy sagesse sagesse bu ñu koy tekki ci olof mën na tekki mbooleem xam-xam yi nga xamante ne amal na njariñ nit ci fànn bu mu mënti nekk maanaam ci zahir ak ci baatin. loolu nag bu ñu taxawee ci deuxième signification boobu dafay jaadu ñu leeral tuuti benn mbir ne soufisme dafa dëppoo lëkkaloo ak xam-xam te Seydi Hadji Malick Sy dafa nekk koo xamante ne ci du xam-xam la dox ba jeex tàkk ba yàlla defal ko lim ko defal. ñu ngi nuyuwaat suñu ustaas suñu waajur Ngagne Diop ci li nga xamante ne leeral na ko ci tuuti ndaxte bu ñu ñëwee ci baatu rationalité mu nekk ci benn kàddu boo xamante ne laal na suñu thème mooy lépp lu dëppoo ak xel lépp lu jóge ci xel mën koo nangu. bu ñu ñëwee ci baatu viatique mooy yóbbal ñu ñëw ci tolérance religieuse buñ ko traduire ci olof sax xaw nañu mën a réer tuuti ndaxte buñ nee tolérance mooy muñal ki ngay muñal dafa fekk mu am lum la def wala mu tooñ la donc tekki boobu day xaw a trahir tuuti moo bi waaye bu ñuy wax tolérance religieuse mooy maanaam ci société wala fépp foo xamante ne ay nit dajaloo nañ fa bokkuñu diine wala bokkuñu jubluwaay wala bokkuñu tarixa waaye ki ci nekk li nga wuuteeg sa morom terewul nga nangul ko sa morom loolu mooy baatu tolérance religieuse. Stabilité sociale dina laal tuuti ci jàmm waaye li muy gën a wund mooy dal ci ab société. te terme yooyu yëpp nag buñ ko boolee mu ëmb suñu thème dafa am loo xamante ne dinañ ko gis ci bindu Seydi Hadji Malick Sy dinañ ko gis ci jaar-jaaram dalee ko ci gaaya ba ci Tiwaawan ndaxte kat bu ñu waxtaanee ci wàllu xam-xam suñu alluwa soriwul waaye xam nañ ne boroom xam-xam bu ci mel ni El Hadj Rawane Mbaye bind na lu am solo ci thèse doctorale mu nekk pensée et action te bu ñu nee pensée muy xalaat lii xalaat moom mooy xel li tax may taxaw tuuti ci baat boobu ndax li wutale nit ñi lu ci bëree bëri ci gëm-gëm lay nekk waaye bu ñu tuddee universalité mooy maanaam ku ñuul ki ku xees ki jullit bi ki dul jullit sénégalais bi ki dul sénégalais ñun ñëpp am na loo xamante ne dañ ko bokk muy dénominateur commun mooy xel moo tax ay kàddu walla xam-xam bu jugee ci xel rekk mën na atteindre li ñuy woowee universalité man loolooy sama enjeu loolooy sama finalité mooy maanaam def de sorte que ni àdduna xam ne bindu Seydi Hadji Malick Sy bu ñu sukkandiku ci xam-xam sukkandiku ci xel ak xalaat war na mën a nekk njariñ fii ci zaahir pour àdduna bi yëpp ak ci baatin di ñaan yàlla nañ ko yàlla defal. sànq dama wax itinéraire waaye dugguma ci bibliographie am ndaxte également pour que suñu thème ñu mën ko leeral dinañu cof tuuti ci li nga xamante ne ay mbindam la ndax kat
li tax ñu naan surtout l'œuvre wala chef-d'œuvre Seydi Hadji Malick Sy yaakaar naa ne ustaas yi xam nañ ko bu baax moom mooy xilaasu zahab te ci xilaas dafa topp yonent bi ci leer ba ni mu nekkee ci jëm ni ñuy waxee ci tubaab la lumière mohammedienne dalee ko ci Ahmad ba ci Muhammad dalee ko ci l'essence de toute créature et excellence de toute créature ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg nañ ko ci jikko waaye boo leen xoolee description bi Seydi Hadji Malick Sy def ci Mimiya dinañu gis ne lii kat du neen li tubaab di woowee ésotérique am na baatin bu bëri baatin boobu nag warul tax ñu fàtte li nga xamante ne moom mooy rationalité ndaxte bu ñu ñëwee ci œuvre Seydi Hadji Malick da daan faral di wax ni fépp foo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon na fa tànkam moom dafa fas yéene teg tànkam te suñu alluwa sorewul waaye xam nañu ne ci yonent yi yàlla jox ndigal ñu fësal seen mission ak li ñuy bëri yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ñi gën a néew ci li ñu def ci ay kéemtaan bu ñu jëlee ci exemple Noé ñu gën ko xam ci Nuux bu ñu jëlee ci exemple Moïse ñu gën ko xam ci Moussa bu ñu jëlee ci yonent yàlla Souleymane ak ñeneen ak ñeneen gis nañ kéemtaan yu bëree bëri yoo xamante ne def nañ ko waaye li ëpp solo ci lien bi ñuy gis ci fii Seydi Hadji Malick Sy tegoon tànkam mu ci alxuraan ak ci sunna dañu gis ne kéemtaanu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci alxuraan la nekk ci alxuraan la nekk li tax mu nekk ci alxuraan moom mooy miracle mënul weesu nit ku mësul jàng ñëw di tari mu nekk baatin waaye nag yaakaar naa ne baat bi njëkk ci alxuraan mooy iqara iqara buñ ko tekkee mën na signifier liiral wala jàngal xam naa baatu olof bi dina ko xaw a trahir tuuti parce que bu dee ci tubaab lire ak apprendre bokkul ndax mën ngaa lire te doo ci jëlee njariñ balaa ñu koy tuddee apprendre li nga xool ak sa bët jëlee ci njariñ loolu lay tekki mais bu dee olof dafa dëxañ ñaar yooyu yëpp ci benn baat mooy jàngal ci olof bu ñu nee jàngal yaa ngi lire ba pare yaa ngi ciy jëlee njariñ di ci am loo ci jëlee bu fekkee ne loolu miracle alxuraan la donc li ñuy ciy jàngee moom mooy ne alxuraan xam-xam da koo teg fu mu tegul dara te Seydi Hadji Malick Sy ci mbindam bu ñu ñëwee ci misaal ci adabul masjid xam naa titre bi sax mu ngi gën a wax ci comportement yi jullit war a am ak i teggin bu duggee ci biir juma wala ci jàkk waaye foofu bu ñu ñëwee ci poème boobu bu ñu ñëwee ci vers 26 dem ba ci vers 31 wala 32 boo ñu taxawee tuuti def foofu seetlu lu mu comparé ak xam-xam rek day jël superlatif xam-xam lay jël teg ko ci lépp boo jëlee junni jaamu yàlla xam-xam moo ko gën nga jël leneen ak leneen xam-xam moo ko gën nga jël leneen ak leneen xam-xam moo ko gën pour bañ a attardé wu ci boobu livre rek ci boobu téere loolu li muy tekki moom mooy dundam yëpp daf ko tegoon ci sàkku xam-xam jaaree ko ci njaarnde ci Mauritanie ñëw ba ci Saint-Louis ñëw ba ci Tivaouane ci kaw loolu aussi dinañu gis ne ci wàllu xam-xam boobu Seydi Hadji Malick Sy
dafa nekkoon pédagogue bu mag a mag a mag dundam yëpp nekk jàngale ak jàng ba bu muy am fanweeri at ginnaaw bu mu mokkalee alxuraan mokkal li ñuy woowee science connexe charia ak yeneen téere ak yeneen xeetu téere yaakaar naa sax dañuy for ci mag ñi ñu daan wax naan commencé wul woon Alhaji Malick avant muy dem Màkka bu muy am fanweeri at ak ñett mais li nit ñi doon gën a wax an laaji Malick mooy maanaam nañu dem laaji Malick parce que dafa nekkoon li tubaab di woowee un creuset de savoir mooy maanaam koo xamante ne mën nañu wax ne dafa dajal xam-xam wala xeetu xam-xam yëpp loolu rek li koy firndeel moom mooy ne yemul ci jàngale mais dafa nekk ku roy yonent bi ci côté yooyu yëpp parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na koo xamante ne dafa nekkoon ku am stratégie pour ñu ñëw ci suñu thème xam nan lay dundee ak ñi nga xamante ne ñoom lay ko yàlla booleel société mu nekk nag koo xamante ne ci période bi Sénégal nekkee ci colonisation tubaab bi ragal jihaad ndaxte ñi nekkoon ci tarixa tijaan ñu ci mel ni El Hadj Omar Tall ñoom dañoo jihaadoon xeex ak tubaab bi nag ne ku nekk ci suuf yu wala ci li nga xamante ne mooy tarixa tijaan donc da nga koy fexeel wala da ngay xeex ak moom mais fi ñuy xoolee ne dimension spirituelle u El Hadj Malick Sy dafa wàcc ci rationalité mooy xeexeewul ak ñoom ci violence xeexeewul ak ñoom ci ngàndaay mais dafa xeex ak ñoom ci xam-xam parce que boo leen fàttalikoo ci histoire tubaab bu mu ñëwee bu mu xoolee ne li gën a yomb ci noot nit moom mooy nga sol ko xam-xam bi nga ko bëgg a sol foofu la tubaab jaaree pour coloniser Afrique ak yeneen i réew waaye Seydi Hadji Malick Sy ci terrain de jeu boobu la fekk si tubaab yi ndaxte dafay implanter lu ñuy woowee ay zawiya du nekk rek lieu de culte wala fu ñuy jaamoo yàlla waaye day nekk lu mel ni université mooy loo xamante ne dinañ fa mën a jàngee xam-xam yaakaar naa bu ñu liiree ci histoire du Sénégal te dem si yàlla si ñoom Iba Der Thiam bind ko yaakaar naa illustré na ko foofu parfaitement loolu mu nekk loo xamante ne jàngat la ci dundu Maam Maodo Malick Sy ndaxte kat li nga xamante ne mooy xam-xam képp kuy borom xel mooy maanaam ku yàlla def nit nga am ko parce que am na benn borom xam-xam bu ne bu fekkee ne ñun ñëpp ci àdduna am na lu ñu bokk mooy xel le bon sens est la chose la mieux partagée au monde ba tax na donc lii yóbbu ci benn dimension universelle la pensée de Maodo Malick Sy moom mooy tey jii nii li mu bind nit ñi mën koo dégg ku dul tiijaan mën ko dégg ku dul jullit mën ko dégg àdduna yëpp mën koo dégg ak fépp fu waay mën a féete ci pas-pas wala ci gëm-gëm te ci kaw loolu nag dañuy gis ne bu ñu yëree lu ci mel ni yaa bu ñu liiree lu ci mel ni nuuniya wala yaa kashaf yi buñ ko liiree dinañ gis ne ci jaar-jaaram ci Ndar am na dimension bu mu egg ci spiritualité waroon na mën a fekk ne problème mu peste wala mbas duggoon ci réew mi ñu contextualiser ko tey ci Covid-19 waa Ndar yëpp lànk ne duñu ñàkk comme li fi xewoon bu yàggul dara Seydi Hadji Malick Sy dem ñàkku ji te pourtant ci li ñuy woowee tension sociale la ñu fekkoon acte boobu mu posé jàngale ne wérgu yaram ci bindam yooyu dafa lié ak ruux bu ñuy tàggat di ko sellal parce que bu nekkoon ci tàggat ruux yi rek mën nañu wax ne suñu thème bi du am sens ndaxte mysticisme rek lay yem li ñuy woowee ésotérique waaye dafa nekk ci
aussi jàngat bu ñu mën a amal mooy maanaam ci bindam day jëlee dimension spirituelle wala mystique taalibe bi indi ko ci logique ak rationalité te yaakaar naa ne ñépp ñu àndoon ak moom déjà humilité bu mu leen doon won wàcce boppam bu mu wàcce woon boppam tuddee leen ay collaborateurs ñu ci mel ni ñoom El Hadj Rawane Mbaye pour ne citer que cela ñooñu ci seeni kàddu ak ci bindu mag ñi nee nañu ni ñu fekkee woon Seydi Hadji Malick ak leer bi mu doon dégager ñoom bu Seydi Hadji Malick ne la woon ne leen yàlla laa wala nii laa mel dañ koy gëm ci jamono jooju waaye bu mu jëflante ñoom ba pare ne leen boo leen ma gisoon may def naka sudul noonu peut-être ñu ngi xaar ñu ne maqaama moo ko permettre mu def naka sudul noonu suñu borom bàyyi ko ci mu xaddam yëpp ne ko dañuy xam ne El Hadji Malick da ngaa réer bu boobaa dañ lay ñaanal donc fi mu fekkoon taalibe yi ci mysticisme wala ci spiritualité da leen di gëmloo ne leen am na ci loo xamante ne foog mu laal rationalité foog xel nangu ko bu ko defee diine mën a nekk luy jariñ askan wi. ci beneen misaal rek ci jaar-jaaram bi mu ñëwee Tiwaawoon gis nañu société bi mu fi fekkoon muy société païenne maanaam ay ceddu ñoo xamante ne tëgg ak feetu ak taasu la ñu xamoon même ci ni mu instauré gàmmu mu nekk loo xamante ne c'est hautement religieux muy diine dañuy gis ne pédagogie la maanaam jàngale la te jàngale mënoo ko wax te tegu ko ci xam ak ci xel ak ci xam-xam jàngale boobu weesuwul tey nga fekk fii ay coutume ay aada ak ay cosaan nga bëgg ne da nga ko fay dindi déedéet mais dafa am benn processus moo tax da leen di woo ndànk-ndànk ci diine fekk ci leen d'abord ci li ñu nekk ba jëlee leen ci indi leen ci diine bu ñu ñëwaatee ci ay bindam lu ci bëree bëri ñu daal di xool même xilaasu zahab bi ñuy wax ne mysticisme bi dafa am doole trop même foofu dinañ ci jàngat rationalité ak logique ndaxte topp bu mu topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk loo xamante ne jàngat lay nekk ci bépp mbindaafoon ci diine d'abord ci gëm-gëm waaye aussi ci xel ak ci xam-xam ndaxte kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkul woon koo xamante ne dafay wone rek ne diine dafay laaj loo xamante ne mooy jëflanteeg suñu borom rek mais dafa laaj jëflante ak nit ñi parce que bu ñuy tekki diine dañu naan religare la mooy relation noonu la ko tubaab bi di tekkee ñi ne relation verticale la verticale mooy yow ak sa borom ñii ne du relation verticale rek relation horizontale la aussi mooy yow ak sa morom jëflante nag bi ngay jëflanteeg sa borom mën na tegu ci loo xamante ne ci xol lay jóge waaye jëflante bi ngay jëflanteeg sa morom dafa nekk loo xamante ne ci xam-xam la war a jóge ci sellal waaye ci xel la war a jóge ndaxte Seydi Hadji Malick ci jëflante yi mu jëflanteeg tubaab jëflante yi mu jëflanteeg waa Ndar ak waa Tiwaawan ak ay taalibeem ak li mu seq ak Cheikh Ahmed Tidiane dinañu gis ne xam-xam boo xamante ne askan bi war nañ ko mën a jariñoo pour mu nekk gage de stabilité ndax à chaque fois que besoin se faisait sentir askanam soxla ko ci ay doxalinam dinañ ci jàngat ne li nga xamante ne nit da ko warloog moromam daf ko war a teg ci loo xamante ne du lor kenn ba bu ñu xoolee ci ni mu demee Makka mu nekk loo xamante ne dafa ñaq liggéey jariñoo ko dem Makka tey loolu yaakaar naa jàngat la ci kilifa diine yi ak ci ñu bëree bëri
pourtant nitu yàlla bu mel ni moom boroom xam-xam yi di ko woowee le grand inconnu de la nation mënoon na ci baatin prétendre ne day dem Makka wala jaamu yàlla boobu mu matalee ko ci neneen waaye boo leen gisee mu doxalee noonu dafa fekk ne am na loo xamante ne la ñuy woowee culte du travail mooy maanaam war nga mën a def de sorte que li ngay dundee mu nekk loo xamante ne yow yaa koy ñàq loolu noonu dimension universelle la parce que boroom xam-xam yépp bu ñu ñëwee ci tubaab bi ci mel ni ay ñoom Max Weber jàpp nañ ne diine cëslaayam moom mooy guider nit ci àdduna parce que damay dàq lu ci bëree bëri ñu naan àdduna amul solo te bu ñu koy wax nag dañ koy wax ci cadre diine dama naan souvent déedéet àdduna am na solo parce que dafa am lu ñu woowee finalité ak moyen te moyen moom mooy yoon bi ngay jaar finalité mooy fi nga bëgg a egg boo bëggee tey sa àllaaxira neex yaakaar naa ne àdduna nga koy préparé donc àdduna am na solo ci côté boobu te nag loolu mënul am lu dul da ngay am taxawaay bu mat sëkk ci rapport yi nga xamante ne da nga ko séq ak sa morom ñu koy woowee ay rapports sociaux te bu ñu jëlee ci cadre tolérance boobu mën nañu indi le fait que Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ci jaar-jaaram ak ci jàngaleem yépp mu ngi wone ne li nga xamante ne moom mooy yoonu réer mu ngi commencé ci ñàkk a xam ak ñàkk a jàng mu ngi commencé ci ñàkk a xam ak ñàkk a jàng parce que bi may ubbi samay kàddu maa ngi wax li ñu naan diine jafe-jafe yi àdduna am yépp dañ ko teg ci deram di ko tilimal yu ci mel ni fanatisme yu ci mel ni obscurantisme yu ci mel ni fatalisme bu ñu ñëwee ci benn bi muy fanatisme fanatique mooy koo xamante ne gëm-gëmam dépassé na ko ba nga xamante ne lépp da koy teg ci suñu borom bu ñu ñëwee ci fataliste bi tamit moom jàpp na ne amul lenn loo xamante ne mën na ko def ci changer dundam bu ñu ñëwee ci obscurantiste bi moom jàpp na ne képp ku bokkul ak moom jubluwaay rek ennemi am la te yooyu nag li koy dindi ci société moom mooy sàkku xam-xam waaye en même temps ci xaw xam-xam boobu ñu mën a am lu ñuy woowee ouverture d'esprit te yaakaar naa ne ouverture d'esprit boobu moo waraloon maam Maodo di jëflante kilifa diine yépp muy maam Abdoulaye Niass muy Cheikh Ahmadou Bamba ak képp kuy kilifa diine ci réew mi ba nga xamante ne amuñu woon benn frontière ci wàllu jëflante muy ci xam-xam muy ci wóllëre muy ci fasante wóllëre ak yépp loolu man jàpp naa ne li ñuy woowee stabilité sociale amul lenn loo xamante ne tey loolu mën na ko téye te bu ñu tënkoo ci loolu gis nañu ne réew yu bari ñu ngi am ay jafe-jafe ci li ñuy woowee la paix et la stabilité sociale yàlla def na Sénégal yàlla muccal ñu ci te loolu li koy waral moom mooy jàngale yoo xamante ne liir nañ ko ci magu diine yi rawatina ñu ci mel ni Seydi Hadji Malick donc xam naa dama xaw a waaw dama xaw a survoler rek thème bi ndaxte préparation bi ñu ko defoon moom moo nekkoon ñu wax ko ci tubaab xam naa dina xaw a métti tuuti ci ñun parce que parfois duñu tàmm di def ay conférence ci wolof waaye li nga xamante ne boo ëpp solo rek moom moo nekk ne ci jaar-jaaram ak ci bindam ak ci jëflante yi mu doon jëflante ak mag ñi ak ci muxaddam yi ak ci ay taalibeem mu won ne leen ne diine dafa laaj xel dafa laaj ouverture d'esprit dafa laaj également li ñuy woowee altérité moom mooy capacité à se mettre à la place d'autrui tey jii nii jaamu ji ngay jaamu yàlla war nga ci sóor sa dëkkandoo war nga ci sóor sa morom ci misaal rek am na ñuy raconter ci benn histoire benn taalibe bu ñëwoon war a ziar si sëñ bi
bu mu ñëwee di tudd turu Seydi Hadj Malick loolu bi ñëw ba ci man gisuma laajuma ticket te jënduma woon ticket sëñ bi daal di yëkkati paas ne ko demal nga fay loolu mën nañ ci jàngee lu bëri te pourtant ñi moomoon chemin de fer bi ñi doon exploité chemin de fer bi ay tubaab lañ bokkuñu ak moom diine waaye liñ ciy jàngatee moom mooy nit mën nga bañ a bokk ak moom diine te am taxawaay boo taxawee loolu rationalité la rawatina bu ñu liiree ci ay bindam muy wax ne nitu yàlla wala wali boo xamante ne day bàkkoo kéemtaan mooy mysticisme bi ñu doon wax sànq nitu yàlla boobu mook jigéen bu gis mbaax ñoo yem loolu jàngat bu rëy la bu rëy a rëy la ndaxte li nga xamante ne moom mooy xalaat bu sell amul koo bokkalul diine te doo leen ci mën a dëppoo te boo leen àndee rek ci xel mën ngeen mën a muñalante lu bëree bëri bëri yaakaar naa bu dee fu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam moom lay teg tànkam muy ci alxuraan ak ci sunna bu ñu xoolee tuuti histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy jógee Màkka pourtant foofu la juddoo waaye bokkul ak woon ñoom pas-pas ak gëm-gëm ki ko accueillir ci Abyssinie ñu koy toftalee léegi Éthiopie muy Najaasi wala Négus kooku du woon jullit donc bu fekkee ne ci li ñu liir ci xam-xam moom mooy Négus dane ko bàyyil ma déglu leen ba pare parce que buur yu njëkk yi dañ daan am xam-xam parce que mënoo nekk kuy jiite ay nit te amoo tuuti xam-xam boo xamante ne mën nga wax ñu mën la déglu bi mu ko dégloo ba pare ne ko ñun ak yéen dafa mel ni bën-bënu asamaan si génn ci seng yi ñaari bën-bën lañu waaye yëpp ci dañuy refléter soleil bi ndax ci tubaab dañuy wax ne le soleil ci misaal la lumière muy leer moom mooy misaalu xam-xam te bu ñu gisee mu nekk chef d'œuvre Maam Maodo ci Xilaasu Zahab parce que day topp yonent bi ci leer loolu lépp jàngat lañ ci war a amee moom mooy maanaam leer du loo xamante ne révélation rek lay nekk du nekk loo xamante ne yëg-yëg rek lay nekk mais leer dafa nekk loo xamante ne xam-xam la parce que li ñëkk a nekk kéemtaan ci biir nit moom mooy xel bi ko yàlla jox ba nga xamante ne tey mën naa jël lépp lu nekk mindaafoon daal di leen di jëfandikoo ba mën a génn ci àdduna ba mën a egg fi nga xamante ne suñu borom foofu la bëgg mu egg donc maa ngi jégalu ci kàddu yi ndax yaakaar naa xaw nañ ko survoler tuuti donc bu amee lenn lu ci nekk rëq-rëq xam naa ñu xam ne ci ñun la bu amee lu ci rafet ñu xam ne ci suñu borom la donc di xaarandi peut-être ay questions intervention après incha allah rabbi jërëjëf